dalal tey suñu mbokk suñu xarit suñu tooma macha allah Fadel Barro yàgg naa dégg sax ñu may naan xanaa yow yaay Fadel Barro waaye tey yàlla def na ni ñu daje tey ci jotaay mën a toog waxtaan ak sénégalais yi waxtaan ak tamit waa àdduna si doxalinu réew Sénégal ci wàllu élection yi dañ ci waxtaan ak ci wàllu vision bi nga xam ne ñoo ngi ko bokk ak combat bi nga xam ne ñoo ngi koy mëne te lépp ñu koy def rek ngir Sénégal parce que Sénégal moo ñu ñor Sénégal moom moo ñu yitteel macha allah di ko dalal bu baax di dalal tamit Idrissa mi nga xam ne moo représenté Ascosen di Momar Ndaw ñu waroon ànd ak ñoom si joŋante législative yi nga xam ne moom lu ñu dëgmal le 31 juillet ànd seeg tamit waa force ouvrière maanaam kuréel yi nga xam ne ñoom ñoo boot ouvrier yi marchand ambulant yi ak ñeneen kuréel yu nekk ci secteur informel bi tamit ci réew mi donc bu ñu déposé suñu liste maanaam parrainage yi au niveau de la DGE je pense que ñu bëri gis nañ ñu li nga xam ni moom moo am ñu jàpp ni rek ni loolu maanaam jalgati la forfaiture la jaay doole la tamit ndax mu am ay jeunes yi nga xam ñu mel na ñun mettre en place mouvement bu mag macha allah bu tudd Access les acteurs du civisme et de la citoyenneté pour l'émergence du Sénégal maanaam mooy ndaw ñi nga xam ni ñoo ngi liggéey ngir ñi nekk ci réew mi mën a xam seen wareef ak seen warugar ngir ñu mën a suqali suñu réew ñu mën a am tamit yokkute jàpp ni yokkute dafa am yoon balaa nga naan naam nga ne fa yokkute processus la ñu gis ni dëkk ñi nga xam ne ñëpp tey ci àdduna du ñu am yokkute dañ ko teg ci benn yoon bu leer benn yoon boo xam ni bu mucc ayib ñu tàmbali ko déjà ci nit ñi nga xam ne ñoo ngi nekk ci seen dëkk maanaam insister ci yar bi insister ci jàppalante bi defaraat xool yi mbooloo nekk benn mu nekk loo xam ni kenn mënul am yokkute te jaaroo ci loolu maanaam éducation beeg yooyu mu nekk loo xam ne aussi exemplarité la même ci kaw ci état bi ñoom ñu war a joxe le bon exemple ci seen wàllu train de vie lu ñuy doxalee te ñu gis ni loolu yëpp tey manqué na Sénégal loolu kenn du ko naatable Sénégal loolu manqué na foofu suñu njiit yi ñu jiite moom jaay doole ni ñu xam ak def lu leen neex te loolu da doon loo xam ni dafa war a jeex ci mim réew moo tax jeunes yi mel na ñun nga xam ni duñu nekk ay acteurs de développement suñu dëkk rek yitteel ñu créer mouvement boobu ngir mën a andi suñu xeer ci tabaxu Sénégal ñu jàpp ni Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ndaxte suñu réew la te loolu tamit du pour ñun dong waaye pour suñuy doom ak pour suñuy sët ñi nga xam ni daan war nu leen mën a jox lekk boo xam ni dina mën a jaar yoon looloo wundoon ñu créer mouvement boobu mu naan ñu tuddee ko Access donc mu ànd ak Ascosen ak force ouvrière ci joŋante législative yu ñu dëgmal donc ñu téye ñu ci ay anam yoo xam ne ñun duñ koy doon dénoncer ndaxte mënuñu comprendre tey keroog Bougane mi ngi doon def joxe exemple bi ñu leeral dafa jot ñu leeral sénégalais yi
ni parrainage bi kat dañoo yaakaaroon ni suñ ko tegee du pour retenir ay nit mais pour déjà xool coalition yi ak parti yi nga xam ni macha allah yelloon na tey ñu mën a dem ci jogante yi mais ñu seetlu ni tey ñu yóbbu ay parrain au niveau de la DGE ay sénégalais ñu vérifier gis seen tur seen sant seen taille seen numéro carte d'identité nationale seen numéro d'électeur lépp conforme ñu ni noonu duñu ay électeurs mais mbir moom mu jaaxal ñu trop donc ça veut dire que ñun suñu njiit yi ci ban fichier électoral du ñuy liggéey parce que su fekkee dafa am ay sénégalais ñun jël seen carte d'identité teg ko ñu ni ñii duñu ay électeurs donc ça veut dire que y a un problème dafa jot nag sénégalais yi xam ni loolu moo xew tey ci jongante yi ci parrainage bi mu nekk loo xam ni duñ koy naqarlu duñ koy dénoncer ñu jóge ci loolu def recours au niveau du conseil constitutionnel ñoom ñu ni ñoom ci DG rek nañu sukkandiku donc ñun preuve ñu andi c'est mal fondé donc dugg ñu daanaka ci fond bi pour xool effectivement ndax dossiers yi recevable ou non mu nekk mbir mu doy waar mbir moo xam ne ñun duñ koy naqarlu te nag ñu jël sénégalais à témoin ni nag ñun dañuy woote civisme ak citoyenneté donc dara tey duñu jaral ñu wàcc di marche wala di yàq parce que Sénégal war nañu dépasser loolu mais nag am nañu droit wax ak sénégalais yi expliquer leen lu xew luy am dénoncer loolu mu nekk lu ñu naqar lu ñu metti sénégalais yi tamit ànd seeg ñun ñu xeex forfaiture boobu mu jóge ci réew mi jaayante doole boobu dagg ci réew mi. ngeen foog ne li ñu dal nii ci affaire parrainage mais même laxisme la laxisme bi la mooy jur violence laxisme day jur violence rek parce que la mooy lan naka la service bu mel ni direction générale des élections mu ne defee yenn erreurs yi xoolal man suñu kaa laay wax kaawu jàmmi gox yi mandataire principal ñëw taxaw ne man la ma Siré Diémé dama ñëw pour jëli si notification bi nga xam ne mooy may wan ngeen wax ma li ngeen ma bëgg a aaye li ngeen ma bëgg a boole ci élection yi fi ngeen ko teg nga jël fa def fa turu suppléant bu fa teewut loolu mooy lan ñàkk mën a liggéey la wala ak tayeef la wala bëtum kiñaan moo kem bempem ba mënut a gis ak mbaax lan la dañ ko interroger ña ñuy fay ñu nekk ci service ba di fa liggéey balaa ngay génnee Ascosen ak waa accès ci élection yi ne seen kii baaxul woo leen ñu ñëw toog ana xale yi ñuy fay mënoon nañ fa jël teg leen ñu ñëw taxaw ñu jël benn par benn nga indi sa dossier physique ñu ne la kii baaxul lu tax bu jëlee ñett fan sax jar na ko ñu fanaan fa di ko toppatoo ne la gis nga kii carte d'identité baaxul nga teg de côté carte d'identité bi lu tax baaxul ah fii ni nga ko bindee woon baax na kon nañ ko dugal ñu arbitré rek cas par cas buñ la ci dàqee nga xam ne dañ la teg yoon nga dem toog sa kër doo fi nekk di kaas mais toog rek jël sa ab logiciel taxaw dugal naa ko ci suma logiciel clé USB bi baaxul yow logiciel bi ñun ñu xam logiciel ay si lay doxee ay conditionnalité lay demee si x y nga def f boo dugalee mouvement citoyen jàmmi gox yi mu ne la kooku dagg ko tànga mu dagg ko te nag li graaw ci logiciel mooy ne mun naa ko paramétrer nga ñëw taxaw ma def benn pomme truc boo ma wanee ginnaaw mu paramétrer waat leneen li ma bëgg gis nga la may wan donc mënut a fiable et puis démocratie sénégalaise ni ñu ko sàmmee ni ñu ko wëyee ci àdduna gàcca la mais vraiment gàcca la ñu toll fii ci suñu ay parrainage ñu retenir ay nit ci affaire identification kii am na lii dafa am espace fii dafa am lii lu leen tey ubbi benn application boo xam ne ku nekk da ngay dem parrainer ku la neex bu matee machine bi tëj ko du ko tee lu leen tey candidat bu nekk sax sénégalais bu nekk am choix wu ñett candidat yu muy parrainer bu ko defee bu ñu demee ci campagne mu tànn ku ko ci gënal voter parce que man su ma neexee ma ne bëgg naa ci élection yi diw bokk pour que ñoom ñaar bu ñu débattre ma xam kan moo ci gën ma jël ko waaye daanal kenn kese collecte de données illicite la koy tubaab di woowee parce que yaa ngi xam nit ki balaa muy voté ji kan lay voté ji lan lay isolé waar mañ gàcce lu muy jëriñ ci élection bon bu fekkee ne ñoom état xam nañ ab avance tableau bi kii fii la amee ay nit kii amul fii ay nit donc nañu xoolaat suñu bopp moo tax ñun ñu wax conseil constitutionnel ne ko sauver démocratie sénégalaise ndaxte nag bu ñu demee ba suñu justice
après ay kaawu Karim Wade après ay kaawu Khalifa Sall après ay kaawu mënatut a taxaw sereinement juger une histoire de mœurs ci dëkk bii y a problème kenn óolootul justice bu ñu nee ba tollu foofu pilier bi des bi nga xam ne ba léegi dara touché gu ko mooy conseil constitutionnel ngir yàlla yéen sages yi nga xam ne dañ leen fi teg ñu ne yéenay juróom-ñaari ñi nga xam ne óolu nañ leen ci xam-xam ak ci jikko yu sell ak ci ay jikko yu rafet sauver leen justice su Sénégal à travers seen pilier boobu bu mu effondré wu parce que pilier boobu bu effondré woo comme tey tribunal d'instance yi nu ñu effondré woo ba bu ñu buggee sax juger ay cas dëkk bi yëpp jug taxaw fan lañ jëm yéen a ñu dese bu ñu leen wóolootul bu ñu leen beddee fu ñu jëm kan moo ñuy fan la ñuy atteeti ku nekk da ngay atteel sa bopp ba yenn liir bu leen taxawee ñun damay jël nit ñi génne leen ci mbedd mi ñu lakk réew mi wala ñu jëlee fi nguur gi bu ko defee ñu dox la ñu déglu foofu lañ bëgg fan lañ bëgg ñu jëmee Sénégal dañ bëgg ñu yeggali Sénégal ba ku la tooñ nga dem fajal ko sa bopp ci saa si xanaa kon nekkatuñ société xanaa nekkatuñ démocratie xanaa nekkatuñu ne ñun ñoo wax ne ñun ñooy sénégalais yu dangoo dëkkandoor xaatir murit tijaan laayeen chrétien ibaadu ku gëm ngóor mag ki nga xam ne ngóor mag la gëm ak ku gëm ku la neex nga gëm di la neex nekk ci la neex boo demee sa kër yaa xam ni ngay jaamoo sa yàlla waaye bu ñu dajee ci mbedd mi ñun ñëpp ñu ne réew mi lañ jiital mais day taxaw ñu am ay justice bu leer. Idrissa Ba nekk le secrétaire permanent de l'ASCOSEN association des consommateurs du Sénégal bon ñun gis nañ ça fait 33 ans ñu ngi défendre consommateurs yi donc bañ toogee nag donc membre ASCOSEN yëpp ak presque la plupart ci consommateurs yi ñu ne léegi donc fi ngeen di défendre consommateurs yi ça fait 33 ans yéen a ngi défendre consommateurs yi te kenn déggu leen te organisation des Nations Unies dafa ne au niveau de l'Assemblée nationale war na mën a am ay représentants consommateurs yi donc nag da ci baax nag pour ngeen mën a dem mën a représenter askan wi foofu loolu moo waraloon suñu dugg pour ñu dem au niveau de l'Assemblée nationale yàlla def nag ñu am coalition ak MFO ak Access donc pour ñu mën a gën a mën a représenter askan wi foofu waaye comme ni ko sama gars yi waxee gis nañu affaire dafa mel ni sabotage la donc parce que tamit bu fekkee da nga xool yow nga ne yow da ngay xool ñu ngay bëre ak ñoo dul bëreel donc loolu sabotage la parce que bu ñu seetloo ñëpp ñu ngi rakkale ñëpp ñu ngi téye ñëpp amul dara loo xam ne téye na la ko ci yoon amul parce que boo xoolee ñun suñu cas comme nu ko Fadel waxee sànq da nga déposé 39 000 et quelques parrainages ñu ñëw jox la fiche ne la déposé nga 39 000 je pense 200 parrainages nga ñëw ñu yokk ko te ba ngay déposé loolu la bindal ne la lii nga déposé bañ lay jox sa fiche def ci 39 200 et quelques parrainages nga déposé nga ñëw bañ lay débuté ñu ne 39 000 et quelques dépassé 200 yi kon loolu wedd nañ seen bopp ba pare jox la électeurs yoo xam ne xamoo leen da ngay gis ñu ne Fadel Barro numéro 40 nangam taille nangam ñu ne Fadel bi du électeur te mu am carte électeur ñi bind ko def ko lépp est-ce que Fadel a defal 40 yi wala ASCOSEN a defal 40 yi loolu yëpp seetlu nañ gis nañ ko ñun nag bañ déposé au niveau du conseil constitutionnel ils n'ont même pas pris le temps de lire jëmuñu sax chercher parce que booy déposé da ngay déposé ci greffier bi ñu déposé nee na man de jox ngeen ma kayit bii jox ngeen ma kayit bii def décharge lépp te ñoom ñu ne amuñu preuve gisuñu preuve kon ça veut dire que dañoo def lu leen neex donc loolu la ñuy déplorer di ko méttulu di ko naqar di ne dëkk bi démocratie moo fi war a am te dëkk démocratie la donc conseil constitutionnel dafa war a bàyyi ñëpp jàll dem kenn ku nekk nag lu nga am jël donc je pense que ni loolu ñu ngi koy ñaawlu fu xeex bi daal duñ ko bàyyi donc comme ni ko Fadel waxee rek ak nañu jàppoo doon benn donc àndandoo xeexandoo parce que lii du yoon parce que nit ñi dañoo liggéey dañoo sonn parce que boo xoolee ñun suñu mouvement bi ñun lañ ci daj fu ne dem nañ ko ñun fu ne daj nañ ko consort ñeneen donc nga bëgg a ñëw rek téye leen ci zéro parce que am na benn waay bu xëy suba xëy tey yuuxu menacé la ba mu la menacé nga xëy suba bàyyi ko mu jàll ñi nga xam ne ñoom dañoo toogoon en discrétion di def yëfu jàmm ak salaam ñooñu nga téye leen kon ça veut dire que yow ku yuuxu nga xam dinañ yuuxu nag ba ñu dégguñu quoi jërë ngeen